Tout le monde rêve de devenir riche am ay hôtel kër or jama wér-gu-yaram ak dund bu yàgg a yàgg mais am na ay mbir yoo xam ne bu nekkee si yow li wóor ba wóor mooy doo mës a nekk riche. boo yorul du yomb nga dund bi nga bëgg a dund du yomb aussi nga réaliser ses rêves. D'accord, même bu dee xaalis du jënd bonheur mais day jënd kër ay billets d'avion ak yeneen ku nekk am na lu tax mu bëgg a nekk riche et puis ku nekk moo xam lu tax mu bëgg a nekk riche waaye am na ay mbir yoo xam ne nii bu nekkee si yow da ngay sonn rek mais doo mës a téye alal. lu waral loolu nag képp kuy dund te bëgg a nekk riche war nga koo lijjanti waajal sa bopp balaa mu lay dal parce que ñàkkul nga xam ay nit yu judd si ndóol dee si ndóol donc c'est possible mën na nekk te am na jikko yoo xam ne nii boo ko amee dee ci ndóol du la joom 10 raisons laa la andil tey 10 raisons yoo xam ne nii lu ëpp si nit ñi looloo tax jamais duñ mës a nekk riche. Première raison, tu n'as aucune estime de toi. ñàkk a wóolu sa bopp jamais plus grand jamais doo nekk riche bu dee da nga am problème mu gëm sa bopp. bul sonal sa bopp sax taxaw ne bis ni ki tey jël naa sama dund amee te lépp lu mu bëgg dinaa si dem ba jeex c'est essentiel mënul ñàkk. en général nit ku am problème mu jox boppam confiance day am problème mu jox nit ñi confiance foo ko fekk day kaas suba bu guddi si Richard yi kese lay nekk dañoo soxor xaalis rek moo leen ñor duñ dimbali nit ñi te bët yooyu ñuy xoolee borom alal yi moo tax mënuñu xoolee dund bi positivement ils sont tellement négatifs alors que àdduna si li ngay concentré wu rek ngay am boo concentré wu si problème yi day yokk boo concentré wu ci solution yi day yokk. soo bëggee nekk riche am na solo torop ngay xoolee dund bi beneen façon am confiance ci sa bopp ci say xalaat ak ci say projet du question de soxor wala question de ëpp sens kenn soxoreewul la génne loolu sa bopp question de gëm ni li may def nii day jàll force te bu jàllul ren déwén damay essayer waat foofu la mental boobu nga soxla te mën nga koo am utal ay xarit yu mel ni yow pas n'importe quel xarit parce que booy ànd ak 6 dof yaay nekk 7e bi booy ànd ak 6 millionnaires yaay nekk 7e bi te ngeen xoolaat li ngeen di dundalee seen xel mi film yi ngay seetaan yow la livre yi ngay lire yow la nit yi ngay xamanteel yow la waxtaan yi ngay amanteeg nit ñi yow la juste pour vous dire que xel si li nga ko tàmmal rek si loolu lay xalaat proverbe bi xaw ma comprendre ngeen ko xaw ma comprendre du leen mais képp ku ko si comprendre defe naa ni di nga xoolaat bu baax si li ngay dundalee sa xel mi mu ngi mel ni nga bëgg a nekk joueur professionnel rek saay boo xëyee nekk si làmb ji di xool nu ñuy entraîner yan poids la ñuy yëkkati lu ñuy lekk ban heure la ñuy tëdd ban heure la ñuy jug lu soyoon yow football nga war a lijjanti parce que joueur professionnel nga bëgg a doon c'est la même chose soo bëggee am ay millions munoo bëgg ay millions bëgg a jël sa temps yëpp dépenser ko ci seetaan ay série wala ngay lijjanti mbër yi wala joueur bi ñaata lañ ko jaay non xaalis nga bëgg demal wër ñiy wax waxu xaalis nga déglu leen seetaan leen xam leen si c'est possible sax nga leen di woo di leen laaj conseil. Deuxième raison, tu ne prévois rien du tout. si lépp lu ngeen di dugg da ngeen di ñëw rek plonger ci comme ça wala bàyyi ba mu des ay minutes pour commencer xalaat nan nga ko war a doxalee pourtant da ngay jàpp ni yaa ngi def effort si domaine bi nga nekk alors que xaajoo bay jege lu nduloog effort. en réalité si lépp looy dugg si àdduna da nga ko war a planifier soo bëggee nekk riche maanaam waajal toog def sa plan balaa nga siy dugg defal sa bopp ni sa dund projet la projet boo xam ne nii da nga ko war a teg si axe amay règlement am lu muy bëgg ak lu muy bañ jëlal sa temps nga xalaat si ban méthode nga ko bëgg a avancer loo choisiral say xarit ak dans 10 ans boo yeewoo lan nga bëgg a def bul bàyyi dara aveuglement at bu ñëw weer bu ñëw bés bu yàlla sàkk fixer lay objectifs yoo war a atteindre et assurez-vous de les atteindre échec boo def réussite boo def si loolu nga war a sukkandiku pour mën a planifier li nga war a defaat suba. am na solo trop aussi nga bañ a nekk nit bu yàq xaalis concentré wul ci say objectifs te bul nangu mari rëndoo yi yóbbaale la. Troisième raison, vous épargnez trop xaalis boo am foog ni da nga ko war a denc parce que ba ñuy nekk xale ba léegi ñu ngi koy dëkkal suñu nopp yi waaye il faut nga ut fooy denc sa xaalis ba ñu yàqate xaalis bi yëpp parce que mën nga xëy suba rek ñu dàq la dëgg la loolu yëpp baax na mais du méthode buy tenir si long terme boo jëlee sa doole yëpp concentré ko si nan ngay def ba denc xaalis di nga fàttee xalaat si nan nga war a def ba nekk riche newoon naa la xool noo def ba nekk riche moo gën xëy chaque jour di xool nooy def ba wàññi say dépenses denc xaalis lu baax la pour commencer mais de manière efficace nga ko war a defee par exemple denc xaalis pour investir jamais doo nekk riche bu dee mënoo trouver ay solution yuy tax li nga doon fayeeku 100 000 dooleeku si wala 500 000 bul bàyyi dara mu jàll et jëlal sa temps nga xalaat bu baax a baax si nan nga war a dencee sa xaalis. Bonjour tout le monde, j'espère que yéen a am jàmm ak salaam bu baax a baax ak fu waay mën ci nekk en tout cas man maa ngi si jàmm te maa ngi leen koy ñaanal aussi. Épisode 8, voici l'épisode 8 de l'autre concept. Si tu es nouveau parmi nous aussi bul fàtte abonné ci chaîne bi aimer vidéo bi surtout nga seetaan benn publicité comme d'habitude bu dee c'est la première fois ngay soog a dal ci samay vidéo bienvenue dans notre monde Tekki for Life dañ fiy waxtaanee lépp lu jëm si wàllu tekki lépp lu jëm si wàllu xaalis lépp lu jëm si wàllu dundinu doomu aadama ak leneen alors tey épisode 8 laa def parce que semaine bi jàll gars yi partagé woon nañ épisode 7 bi donc bul fàtte partager parce que bu doxee semaine prochaine ma andi épisode 9 jaa ngeen jëf.
Quatrième raison, vous ne choisissez pas l'épargne qui vous convient. xamoon nan nga war a dencee sa xaalis. tey jii boo jugoon pour xam ni ñuy dencee xaalis exemple nga dem si ñi nga xam te ñi liggéey si xaalis wala nga dugg YouTube forcément di nga dal si conseil yoo xam ne nii méngoowul ak sa niveau. mais pour yombal affaire yi jëlal benn méthode pour denc sa xaalis. jamais doo nekk riche bu dee da nga bëgg a lijjanti sa dépense yëpp soo ko xool looy denc. loolu Robert naan différence su riche yi ak pauvre yi mooy que riche yi dañuy investir seen xaalis ba pare soo ko dépenser li si des alors que pauvre yi dañuy dépenser seen xaalis ba pare soo ko investir li si des. saay bu weer bi deewee jëlal sa temps nga régler dépense yi mënul ñàkk yëpp. luwaas ndox courant ak cas urgent yi boo régler loolu ba pare jubalal directement nga verser xaalis bi nga war a épargne. jafewul respecté il suffit nga planifier ko balaa weer bi di dee maanaam balaa ngay jot ci xaalis bi war nga xam fi xaalis bi war a dugg yëpp ba pare. te mooy dépense yi mënul ñàkk xaalis bi nga war a denc ak somme bu ndaw bi ngay téye pour cas urgent bu la dabee si biir weer bi. defal sa bopp ni succès am na lu baree bari lu muy laaj et soo si bëggee jot il faut nga jox ko li muy laaj. Cinquième raison, vous n'investissez pas. doo toog ba xalaat investir. bu dee capable pour trouver ay solutions si nooy def ba liggéeyloo xaalis bi ngay am alors vous êtes sûr de finir pauvre. moo tax ma la doon wax mënoo dajale ba jënd château. d'ailleurs xeetu ut xaalis boobu bokk na si 17 choses yu pauvres yi di def alors que richard yi duñ ko def. da nga war a xalaat si nooy def ba investir bien sûr mais du nu la neex ngay xalaatee. mënoo di fayeeku 200 000 par weer ni entreprise buy jaay oto nga bëgg a taxawal. déedéet étape par étape la. jëlal sa temps nga laajte si experts yi wala ñiy yëngatu si domaine bi nga bëgg a dugg wala sax yow nga jéem a xalaatal sa bopp. li nga jot a am si xaalis ak li nga jot a am si compétence est-ce que permettre na la nga teg restaurant heure bi par exemple. yow yaay xool questionné waat sa bopp xoolaat fan nga mën nga miser si ay investissement court moyen ak long terme maanaam buy fay dans une semaine buy fay dans 2 mois ak buy fay dans 15 ans. si li ngay investir da nga ko war a cibler xam ko maîtriser ko defal de quelle sorte que xaalis bi fay génn nga mën koo tourner waat ci yeneen investissement yi. Sixième raison, vous êtes endetté fees dell ak bor. des études montrent que bor mooy loo xam ne nii la plupart si nit ñi am nañ ko. jafewul comprendre nag parce que dañoo nekk si àdduna boo xam ne nii consommation kese la mun nga jaay sa xaalis ba mu jeex tàkk te doo ko yëg. li wutale riche yi ak pauvre yi si côté bii nag mooy que riche yi xam nañ ñu ñuy lebee xaalis intelligemment. loolu la Kiyosaki naan de bonnes dettes et de mauvaises dettes. ñoom bu ñu lebee xaalis dañ koy investir si ay projets yoo xam ne nii jàngat nañ ko ba pare te am nañ si confiance alors que pauvre bu lebee xaalis oto la koy jëndee. xaalis boo xam ne nii balaa ñu koy dagg sa salaire ba mu jeex fekk génération oto boobu màgget bu yàgg. defal sa bopp ni soxla woo noos wala dem vacances saay bu weer bi deewee. soxla woo dernier oto bi mujjee génn soxla woo téléphone bi mujjee génn. Septième raison, tu es en amour avec le confort. dund bu neex benn affaire la boo xam ne nii ñun ñëpp ko bëgg day tax nga nekk à l'aise te doo xel ñaar ci sa avenir. mais boo xalaatee bu baax a baax di nga xam ni jafe na trop sax nga dund bu neex soo nekkee pauvre. fàtte leen ñi naan leen tekki si loxo yàlla la nekk. keroog romb naa benn vidéo TikTok benn waaye di ko expliquer joxe exemple bu simple. mu ni tekki si loxo yàlla la nekk mu ngi mel ni nga ni jën si ndox mi la dëkk ñëpp xam nañ ko. génnal sa zone de confort bi nga nekk. osel teg say projet réel bët tracel sa yoonu bopp te nga am fitu def lu kenn musul def. bu ragal dara parce que fi ragal jeexee foofu la àdduna bi commencé. doonal polyvalent ñeme situation yëpp boo defee doxul bu subaa nga essayé waat. mooy li may wax samay proche rek man dama naan xaalis li si gën a neex mooy que li ngay am amul limite. maanaam amul kenn kuy ñëw si yow naan la li ngay am si xaalis par weer dafa bari wala plainte nañ la suba kaay wuyu police wala li ngay jaay dafa bari. liberté boobu boo ko amee pour man waroo am benn excuse donc génnal fi nga nekk di noyal te nga bàyyi dund bi ngay utal limite. booba di nga dem ba xam ni ndekete une fois que nga ubbeeku si àdduna bi si ngay soog a xam yow la kan. Huitième raison, vous ne voyez pas assez grand. du ay lépp du ay image yu ñu lay wan àdduna bi ay problème kese la yu soxla ay solution. léegi nag boo jëlee sa àdduna yëpp bëgg a régler problème mu jàmbur yi chance bu ndaw nga am pour réussir maanaam jël sa àdduna yëpp ba koo liggéey ndax xaalis. moo tax man la woon boo jëlul temps réaliser say rêves nit dina la embaucher pour nga réaliser ko ay rêves am. il est important nga am say idée wu bopp say projet wu bopp xool ni mu la arrangé nga doxalee ko noonu booba di nga dem bay régler say propre problème. te li gën a neex ci méthode bi mooy dalay permettre nga am ay idées yu mën a régler waale problème mu ñeneen ñi te boo mënee régler problème mu ñeneen ñi am nga chance bu rëy pour nekk riche. Huitième raison, vous ne prenez pas assez de risques. boo judduwul ci famille bu am xaalis waxuma la am xaalis bu yam de famille bu am xaalis ba dof jamais doo nekk riche boo deful say effort personnel. il faut nga yan sa yaram bi lu méttee métti soo bëggee xam lan nga mën dëgg-dëgg. boo toogee nag naan damay xaar ba heure bu baax bi jot fas yéene patienté non seulement di nga màgget mais heure bu baax bi dina la mujjee rëcc. nekk riche daa am condition yu muy laaj condition yu mënul ñàkk par exemple teg bakkan pare pour xaaru ko. bu dee commencé woon nga liggéey ci sa succès
jékki-jékki am genre dund boo xam ne nii saay boo xëyee si li nga doon liggéey ngay liggéeyaat xamal ni jëlatoo ay risque defal sa bopp ni soo bëggee nekk riche bés bu yàlla sàkk da nga war a topp si ginnaaw plan yi ak projet yu bees yi di daw pour am yeneen bénéfice ak yeneen opportunité c'est comme proverbe bu bëy àll bi ak gaynde bi ma leen waxoon chaque jour da nga ko siy teg boo jéemee investir doxul bul bàyyi mu sedd boo xëyee tegaat ko si la deuxième fois sera la bonne